démb ci waxtaan bi nga xamante ne bii moo amoon quartier général dafa amoon ñaari waxtaankat kenn ki nekkoon un représentant de Ousmane Sonko kenn ki nekk un représentant de Mamour Diallo ñu doon waxtaan ci TFM li ñuy waxtaanee nag Sénégal yëpp la concerné te ma bañ mu doon loo xam ne day mel ni boo dégluwul TFM doo xam li xew alors que waxuñu foofu démb loo xam ne ñun ñii waxuñu ko woon liñ fa wax lépp ñun waxoon nañ ko ba pare dañoo bëgg a leeralaat encore une fois sénégalais yi pour ñu xam problème u 94 milliards yi problème la boo xam ne dafa am entre ay nit ay personnes privées léegi problème boobu am entre ay privé ñaari privé yu créé seen société maanaam ku ñuy wax Tahirou Sarr dafa créé société am tudde ko Sofico am ku ñuy wax Ousmane Sonko mu créé société am tudd Atlas est-ce que dégg ngeen wax ji pour que sénégalais yi comprendre ñaari société yooyu dafa gi dañoo gis benn fromage bi mooy suuf si nga xam ne ndonoy waa Rufisque donn nañ ko te état nangu ko ci ñoom war leen a fay xaalis maanaam état du Sénégal moo waroon a fay xaalis benn famille mooy héritier yooyu waaw héritier yooyu ñu waroon a fay xaalis bi nag ku ñuy wax Tahirou Sarr créé société bu ñuy wax Sofico Ousmane Sonko créé société bu ñuy wax Atlas ñoom ñaar ku ci nekk am famille boo waxtaanal ci famille bi xam nga famille lébu yi dañoo yaatu Tahirou Sarr waxtaan ak une partie de la famille ba jënd bor bi ngeen déggee démb ñu leen di wax naan à acheter les créances mooy jënd bor am na ci réew mi jënd bor mooy nga nit ameel la état am kum ameel état fayu ko kooku topp ci ba sonn nga ne ko léegi man dinaa la jox temps léegi man ma féete bor bi état topp état man loolu la Tahirou Sarr def maanaam Tahirou Sarr dafa dem ca famille lébu ya mu jox leen xaalis mu fay leen 2 milliards pour moom bor bi nga xam ne état waroon na koo fay famille lébu yooyu moom Tahirou Sarr léegi mu engagé ko bu ko état fayee baax na bu pertee baax na loolu mooy jënd créance loolu la Tahirou Sarr def te bi mu koy def dafa dem waxtaan jaar ci gouverneur moo tranché bi loolu amee nag fekk na ci beneen côté bi monsieur Ousmane Sonko bi moom Atlas moom it réunir na ak ay famille waxtaan ak ñoom famille yooyu jox ko ndigal que mu toppal leen moom it seen xaalis mbir mi nii la demee il faut que sénégalais yi ñu comprendre après nag ku ci nekk di nga tirer sa conclusion kan moo tooñ kan moo kan moo def lii kan moo def laa mais li ciy dëgg il faut que ñu leeral ko sénégalais yi te man nekkuma fi ci nguur gi ku ci nekk xam na ne su ma sañoon tey amoon dogal tey Macky Sall du fanaan ci palais bi man Sylla maa ko wax su ma amoon dogal tey ci Sénégal Macky Sall du fanaan palais de la République mais tamit du tere lu problème bu am ci Sénégal il faut ñun tamit gëstu nañ duñ ay jaayil topp nañ dossier bi ñun information yi ñu am ci mbir mi am nañ ko avant présidentielle mais bëgguñu woon a taxaw di expliquer sénégalais yi day mel ni ñun dañoo soxori nit moo taxoon ñu ne nañ bàyyi ba élection présidentielle jàll. est-ce que nit ñi comprendre nañ ñun lii nii Me El Hadji Diouf wax ni yëpp ñun am nañ ko ba yónneente ko ci suñ biir avant présidentielle mais dañoo joxoon moo dor ne buñ fi nekk di dugg ci lii tant que présidentielle jàllul pour que ñu bañ a influencer vote bi wala waa kër Sonko wala kenn jàpp ne ñun dañ leen di xeex lii moo am
mais lii xam nañ ko. ñaari société yi am nag kenn ku ci nekk dafa am famille boo waxtaanal ngir toppatoo bor bi. xaalis bi ëppoon na loolu gouvernement Sénégal moo imposé ne 94 milliards la mën a fay. léegi nag Tahirou Sarr jóg ngir toppatoo intermédiaire ngir toppatoo loolu Ousmane Sonko jóg intermédiaire ngir toppatoo loolu. léegi nag biñ demee ba ci cëppaa ndaw gi Mamour Diallo ci la intervenir mooy directeur impôt et domaine maanaam Sonko day ut Tahirou Sarr di ut Mamour Diallo di arbitrer. Mamour Diallo moomu doon arbitré nag moo tranché ci côté Tahirou Sarr lii la bi Mamour Diallo tranché ci côté Tahirou Sarr ba ñu validé créance boobu mu jënd ci la Ousmane Sonko kalaate mbir mi mooy ci résumé yow mi waroon a arbitré dangaa ànd ak kii di ma xeex kon ñun ñëpp nañ ko kalaate mbir mi ñun ñëpp ñu bokk ci yow. moo waral problème bii am nii ci 94 milliards yi na ngeen xam ne paralysé na justice arrêté na ko maanaam Sonko kalaate na ko justice arrêté na ko kenn fayul kenn benn dërëm loolu na leer. xam nga li ma leen expliqué kenn fayul kenn benn dërëm 3 milliards 500 moom la Amadou Ba xawma Mamour Diallo waxoon ne jot nañ ko ci décaissé te loolu dina leer après ci kanam. fi ngeen di xamee ne kon état bi njublang yi Ousmane Sonko di wax tamit dëgg la état bi njublang yi mu ci def dëgg la il faut pas que ñu jàpp ne Ousmane Sonko njublang yi état bi muy dénoncé c'est vrai kenn waxul ne du dëgg de c'est vrai nañ wax lu leer mais njublang yooyu mu dénoncé moom da koo fekkoon ci biir mbir mi. njublang yooyu nag bi nga xamee ne que moom amu ci wàllam bi mu ci doon ut mu taal ko noonu la mbir mi demee. njublang nag am na ci njublang gi ci am mooy mi lay won ne njublang am na ci mooy Macky Sall la gis ngeen ko nu mu def dàq Amadou Ba dàq Birima Mangara dàq Mamour Diallo. xam ngeen ne transaction financière ci Sénégal bu ñuy génne xaalis impôt et domaine ministère du budget ministère des finances ñoo ciy intervenir te bu ngeen seetee ñett ñooñu nekkoon ci foofu ci jamono jooju ñëpp Macky Sall da leen a dàq kon Macky Sall mun nga wax ne day couvrir foofu noonu trace yi nekk foofu njublang gi ne foofu moom la bëgg a couvrir moo tax mu dàq Amadou Ba dàq Birima Mangara dàq Mamour Diallo jële leen ci poste yi ñu nekkoon loolu mooy mbir mi. léegi nag lan moo ci war a am man jàpp naa ne mbir mi justice du ci dugg wala boog justice bu cay dugg ca cappaandaw ga la te ci beneen procédure la cay duggee mais jamono jii nu toll dama bëgg man ñi may déglu te jàpp samay wax analyse bi ma am ci mbir mii man personnellement mooy que ni conflit la boo xamante ne bii ku ci nekk dangaa amoon loo bëggoon ci mbir mi am ku ko gañe kële ne ko comme yéen wër ngeen ma ndomba gañe ko xaaral ma kalaate ko noonu la demee. li tax ma wax loolu nag du pour soxore Ousmane Sonko déedéet mais wax dëgg la wax dëgg mooy yeneen lim am mérite Ousmane Sonko méritam su ma ko koy wax ci xeexu pétrole la xeexu fer ak yooyu mais xeexu 94 milliards bi amu ci mérite ndax daf cee amoon intérêt mooy dafa signé protocole d'accord ak famille yi pour toppal leen seen xaalis pour bu seen xaalis génnee moom mu am ci 12% protocole boobu am na protocole d'accord bi nga xamante ne bii moom daf ci doon laaj 12% protocole d'accord boobu ça existe cabinet bu ñuy wax Atlas ça existe am na cabinet bu ñuy wax Mercalex am na cabinet bu ñuy wax Afex am na numéro compte yi ñu waroon a yóbbu xaalis bi am na changé gi ñu changé Atlas jël yëf yi jox ko Mercalex signé ak Mercalex protocole d'accord tam nekk ñaari entreprise yu bokk même numéro fixe am na
loolu am na loolu lu am la pour lu ñu bëgg défendre nit du tere tamit nañuy wax rek la réalité nañuy wax rek li am. Sonko dénoncé na mbir mi paralysé nañ ko sàcc yi arrêté nañ leen nguurug Sénégal gi doonoon ay sàcc arrêté nañ leen loolu d'accord naa ci mais moom it Ousmane bokkoon na ci mbir mi am na lu mu ci doon laaj loolu tamit nañ ko nangu oui nañ nangu loolu. maintenant après ku ci nekk yaay jugé ndax waaw Ousmane Sonko lim dénoncé rek yow moo la intéressé wala jàpp nga ne moom it conflit d'intérêt bi nga xamante ne bi am na ci biir intermédiaire gim ci doon ngur laaj ci pourcentage ndax loolu moom it par rapport ak moom li muy woote dëgg la wala du dëgg loolu ci appréciation wu ku nekk la ku nekk mooy apprécier mais man dépassé naa fu may toogee di sosal nit man duma sosal kenn man kenn feesut sama bët man Ousmane Sonko feesut sama bët Idrissa feesu ko Ablaye Wade feesu ko benn buur wala président waxuma la ak Macky Sall li ma xalaat te gëm ko loolu laay wax dama ne problème la boo xamante ne bii Ousmane Sonko am na mérite ci siiwal ko waaye tamit am na def bu mu ca def mooy da caa bokkoon ca biir gaa ñi wër ko ndomba seppi ko ci coow li door a kalaate laaj bi may laaj mooy ndax su fekkoonte ne bi Ousmane Sonko bi mu waxtaanee ak famille yi bañ d'accord ci 12% yi ndax Ousmane Sonko su gañe woon loolu ba jël 12% ndax coow lii dina am boobu laaj laay laaj man Ousmane Sonko moo tax Ousmane Sonko ma bëgg mu leeral man loolu laa ci wax néewu ma waxul dëgg fee de wax na dëgg gaa ñi ñoo def tojaange ñoo doon sàcc alali Sénégal ñu jàpp leen moom moo leen dénoncé d'accord naa ci loolu mais dama ne moom Ousmane Sonko protocole d'accord bi mu signé ak famille bi ndax protocole d'accord boobu su fekkoonte ne bi dem na moom ba recouvrer xaalis bi ba jël 12% ndax dina ko siiwal ndax kon coow dina am ndax du kon moom lim ñàkk loolu moo tax mu dénoncé ko loolu laay laaj moo tax ma bëgg nit ñi ñu dema tuuti ak suñ xel ak suñ xalaat man séq naa ak yow benn problème ñun ñaar ñu ngi xëccoo benn terrain ñu dem maire bi jox ko sama adversaire rek ma daal di jóg ne waaw maire bi da jox na adversaire bi ndax fay nañ ko nangam ndax dañ doon sàcc nangam ndax maire bi su ma joxoon terrain bi man dinaa wax ndax maire bi su ma joxoon terrain bi man dinaa wax c'est ça la question que sénégalais yi di posé wu parce que ñun tamit duñu ay xale duñu ay dof tamit su fekkente ne bii jub la ñuy woote ak bëgg réew mi ak jubal ci réew mi ak koo mën a doon li ngay wax na jub li ngay wax na doon dëgg képp koo mën a doon laa wax bu dee réew mi moo la ñor wala da ngaa bëgg a jiite ji réewu Sénégal li ngay wax na jub li ngay wax na doon dëgg ñenn ñi nag jóge nañ ci ne kii Macky Sall da koo fay kii léegi APR la kii léegi lu ne dañ ko dégg parce que en fait ñii nga xam ne dañuy militer Sonko duñ demee ak seen raison seen xel dañ lay saaga dañ lay loolu rek argument yooyu alors que ñun amuñu jot yooyu duñ leen tontu duñ leen toppatoo sax en fait am na ñu ne ci Sonko ñoo xam ne am nañ xel dañuy waxtaan parce que fii gaañ yi nañ xam ne politiciens yi ñoom ñëpp duñ ay yàlla duñ yonent bi ay nit rek lañ dañuy def ay erreur dañuy dugg ci ay njombe yi ñuy dugg ndax mën nañ koo justifier wala déet waaw loolu rek la Abdou Cissé yow Barham loo wax sax ndax yow nag ma tontu la Aliou Cissé Sonko am na ci droit waaw Aliou am na ci droit Aliou Sonko am na ci droit Aliou Sonko am na ci droit Sonko moom am na ci droit de Aliou
am na ci droit waaw am na droit bi. am na ku bëggoon a dugg xam naa ne mais du ñëwuma fi man pour di polémiquer pour di dugg pour di saaga man sama live duma ci dugal nit kuy saaga jërul saa ngeen di ci sonn man mosu leen maa gis may dugal nit ay live. Aliou Cissé Ousmane Sonko am na droit créer société dama bëgg ñu waxtaan yow sama frère nga sama xarit nga xam naa ne ci Ousmane Sonko nga bokk moom ngay jàppale mais dama ne am na sañ-sañ bi créer société. mais lu mu am sañ-sañu créer société problème boo xamante ne bii dafa nekk problème mu état nekk problème boo xam ne yow da ngay laaji réew ëllëg boo ciy waxal loo xamante ne bii maanaam nit ñi ëllëg duñ la ci topp wala ñu am luñ la ciy laaj. erreur yi Ousmane Sonko def nekkul ne moom dafa sàcc xaalis Aliou Cissé xaw ma ne yaa may dégg Aliou. Ousmane Sonko sàccul xaalis Ousmane Sonko am na droit créer société mais lam waxoon laa wax par rapport ak ay waxam xam nga nit ki tamit ci ay waxam lañ koy jugé biñ ko laajee ne ko yow ndax laale nga ci mbir mi Aliou dafa wax ne laale wu ci. ñu gis ne moom réunion na ak ay famille ndax am nga société dafa ne amul société bu nekk ci loolu ba ci yàgg la rectifier daan ne bu ko neexee sax am na ci droit. après ñu gisaat ci ne société boobu am na relation ak Mercalex bi nga xam ne moo war a jëli xaalis bi Aliou. Mercalex mooy société bi Ismaïla Ba yore ñu gis ne Atlas am na relation ak Mercalex boobu ñu gis ne ñoom ñaari sociétés yi seeni adresse ñoo bokk même numéro téléphone fixe. ñu gisit ne huissier de justice wane na ne am na ko bokk Pastef ku doon woo Tahirou Sarr 17 appel ak ay message ngir laaj ko xaalis. erreur yooyu lañ la wax ne la Aliou moom daf koo def ci mbir mii ba pare moom moo ko porté moo ko dénoncé. donc moom mi ko dénoncé nag moo war a ñëw mu leeral sénégalais yi ñu posé ko ay question ci mbir mi. Bassirou Diomaye Faye mi mu yabal mënta régler problème bi Malick Sall boobu mu yabal mënta régler problème bi Bassirou Diomaye Faye mënu ko régler Malick Sall mënu ko régler moom mi nga xam ne moom moo taxawoon octobre 2018 ne Mamour Diallo détourné na 94 milliards moom moo war a ñëwaat mu toog mu defaat conférence de presse mu leeral sénégalais yi audio bi ñuy dégg mu waxtaan ci ak famille yi ba laaj ci 12% lu ko waral te waxoon na ne defu ko. lan moo waral société Atlas jaxasoo ànd ak Mercalex lan moo indi lan mooy rôle société beneen troisième société bi tudd Afex tañ créé ko te moom ak Ismaïla Ba ñu bokk ko. lan moo indi relation wu waxtaan bi ñu waxtaanee woon ak famille yi ñu ne la cay génne nañ ko yóbbu tel endroit ba joxe numéro compte ya 12% yooyu su génnoon tey joxe woon nañ sax compte bi mu war a dem Aliou kon am na lu ci nekk Aliou du ay soxor du ay iñaan du loolu Aliou man Aliou yoruma xolu kiñaan Aliou sama xol bii dañ koo defar Sëñ Tuubaa da koo defar yéenuma kenn lu bon mais nag lu mënta dugg sama bopp lu mënta dugg sama bopp sincèrement mënta dugg ci sama bopp. donc j'aimerais bien que Ousmane leeral sénégalais yi lan moo tax moom mënul expliquer sénégalais yi Atlas ak Mercalex lan moo waral mu laaj 12%. lan moo waral mu bind lettre de confidentialité mooy ci biir protocole bi nga waxtaan ak waa famille yi ne leen lii ñu tënk nag ñun ñi na doon secret ci ñun buñ ko génnee na doon secret. loolu yëpp dafa feeñ après te moom dafa waxoon ne laale wu ci te comme yow yaa taxaw ne laale woo ci mbir mi ñu génneel la lu wone ne laale nga ci mbir mi kon yow yaa war a taxaw nga leeral Sénégalais yi donc léegi man loolu rek laa ci wax Aliou. mais xam naa ne tojaange gi ci nguuru Sénégal la nekk xam naa ne càcc gi
foofa la doon démarrer parce que mbir ma moo nekkoonte ni kiñ jox yëf yi mu gañe ko seen xarit la buñ paree lañ waroon a waxtaane ak lañ waroon a déggoo ak lañ waroon a mosalante ci suuf loolu la Ousmane Sonko kalaate loolu dëgg la deal bi Sonko moo ko kalaate c'est vrai mais laataa mu koy kalaate moom amoon na ci jaar-jaar loolu laa ne nañ ko xam ñun tamit ban niveau la ca toll moom parce que ñun tamit am nañ ay xel ban niveau la ca toll su doon te moom laalewu ci amu ci société gisu ci dara bokku ca dugg ca defu ca dara yoonam nekku ca kon kenn du taxaw fii tey di laaj Ousmane Sonko dañ naan ko ngàcce ngalaama rek mu dem yoonam mais dafa am turam société am ay compte relation ak waa Pastef yoo xam ne dañ ne lëjj ci mbir mi biñ ci toppee 8 mois ba mbir mi sotteewul ci seen côté ci lañ koy door a siiwal loolu laa wax Aliou mbiñ demee ba mbir mi am ay 6 mois 7 mois te gañe wuñ ko ñoom waa Sonko liñ bëggoon ci la ñuy door a siiwal mbir mi waaw léegi li may laaj man Aliou Ousmane Sonko mooy ndax moom bu ko gañe woon ba jot 11% wala 12% ndax dina ko wax loolu laa wax ndax dina ko wax Aliou xalaatal foofu tamit ndax moom laa wax su demoon ba gañe mbir mi moom Ousmane Sonko su doon te tey société moo ko gañe tey lii mu décrier nii di ko xas te duggoon ci finalement moom mujj ko gañe keneen moo ko gañe ndax moom bu ko gañe woon dana wax wala du wax moo tax laaj bi foofu la nekk explication yi foofu la nekk moo tax ma wax ne Ousmane Sonko amul responsabilité pénale ci mbir mi dara du ko ci fekk wante am na responsabilité politique il faut gaa ñi déglu li ñuy wax ay mbokkam nag duñ comprendre des fois dañuy jàpp ne yow mais xamuñu comme nit ñi comme xamuñu te ñuy leeral ñoom duñ comprendre saaga xaste wax lu bon rek mooy seen jikko te loolu du leen yóbbu fenn man ku faalewut Macky Sall faalewut genn kuy saaga fii sa baay ngay saaga wala sa keneen waaw donc amul sens man loolu intéressé wu ma li ma intéressé daal mooy responsabilité pénale Ousmane Sonko du ko ci am parce que lekkut xaalis jëlul xaalis dafa dénoncé maintenant responsabilité politique dana ko ci am parce que wax na lu dul dëgg ci mbir mi voilà responsabilité politique mooy face à l'opinion moo tax nit ñi nañuy déglu baati nasaraan yi nañ koy déglu parce que bu xawma responsabilité politique ak responsabilité pénale duñ benn responsabilité pénale mooy li nga séq ak justice responsabilité politique mooy li nga séq ak askan wi man ci li may àtte Ousmane Sonko mooy lim séq ak askan wi lim séq ak justice sama yoon nekku ci justice moo koy leeral il faut nit ñi mën a def loolu boobu discernement Sénégal nañuy ubbi seen xel yi problème bu amee ci acteur politique koo xam ne dafa war a gérer Sénégal ñaari mbir moo ci war a am responsabilité bi nga xam ne justice moo ko war a topp ak responsabilité bi nga xam ne mooy àq bi nga am sa digg ak askan wi àq bi nga am sa digg ak askan wi nag mooy nga wax askan wi dëgg te responsabilité politique bi mu am foofu mooy waxoon na ne moom laalewul ci mbir mi te laale na ci donc il nous doit des explications lii de laa wax Aliou lii laa wax li nga xam ne nag moo dal nit yi Sonko yi ñu ci bari li ko dal moom mooy dafa am ak groupe bu nit yoo xam ne ay sénégalais lañ comme ñun dañoo jàpp ne ku wax dara Sonko rek dañ laa war a saaga ndey moom d'abord na régler boobu problème parce que loolu c'est un problème en fait parce que du ñooñu ñoo lay yóbbu présidence de la république du ñooñu ñoo lay yóbbu présidence de la république ñi nga xamante ne bii soo waxee Ousmane Sonko dëgg wala nga leeralal ko wala nga ne ko na expliquer fii ñu taxaw di la saaga da ngay nangam taan sa ndey nii du ñooñu ñooy yóbbu Ousmane Sonko fenn duñ ko yóbbu fenn ak xamadi kese la te li ngay saaga yow kii wax ak yow nii boo ñàkkaarloo woon ak moom doo ko saaga ñemewoo ko sax amoo fit bi kon maa ngi ñaan nit ñi nañuy dem ak seen xel yi
man ku faral Ousmane Sonko koo mën a doon boo dajeeg man Jurbel gi wala Ndakaaru dooma saaga sa téeméeri xel xalaatu ko. donc fii ñu nekk nag di espace boo xam ne dañ fee nekk di labyrinthe ay mbir nañ ci labyrinthe ay mbir may wax sama xalaat soo ci d'accordul bul ci d'accord mais jarul ñuy saaga ay ndey amul sens te toujours étiqueté nañ leen foofu te étiquette boobu baaxut ci Ousmane Sonko. yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg Ousmane Sonko bëgg ko dimbale leen ko ci xel ci xam-xam mais pas ci ay saaga bu fekkee yéen ay saaga rek mooy seen métier mais du ngeen mës a yor réew mi du ngeen mës a yor réew mi ci ay saaga. réew mi yàlla moo koy joxe te ki ko war a jox dina ko jox ki war a yor réew mi bu fi Macky Sall jógee yàlla décidé na ko dana ko jox mais ànd leen ak seen sago dañ xam ne nit ñi ñëpp la ñuy wax ci ñoom. Idrissa Seck wax nañ ko fi chantier de Thiès mu nekk fi di ci xeex ñu wax ko fi protocole de Rebeuss mu ne ci di xeex di démontrer ba justice won ko ne ko yow defoo dara. lii tamit c'est comme ça Ousmane Sonko na wone boppam na xeex na liggéey na wone na taxaw jàkkaarloog sénégalais yi mu leeral mu ne leen lii maa ko waxoon lii la demee lii maa ko waxoon ci famille yi lii moo taxoon ma waxtaane ko ak famille yi man seetaan naa ko man meeting mu ne dañoo jënd audio boobu 50 millions Ousmane Sonko moo ko wax kon audio bi c'est vrai Aliou Cissé Aliou man seetaan naa Ousmane Sonko xam nga yow Aliou duma la fen yow xam nga ma grand Demba mii di seetaan xam na ma man seetaan naa Ousmane Sonko mu ne audio boobu ñu teg 50 millions la ko gaa yi jënde kon ça veut dire que ni moom Ousmane Sonko waxtaan wi mu doon def en secret am na ko trahir jaay audio boobu. déglu naa ko mu ne 46 milliards yi fay nañ ko génn nañ libellé yi génn nañ compte yi xam na lépp 46 milliards yooyu li tax man ma doon wax naan na ko génne pour setal deram a taxoon man di ko wax ne na ko génne pour setal deram xam na fi 46 milliards yi ne. mais na ko génne na ko wax su ko waxee ne diw la compte sàngam la ñu xam ko mais li tax ma comprendre ne du ko wax mooy am na ñu bëgg a protéger xaj na su fekkee 46 milliards yi Ousmane Sonko di wax am na li tax génnewu ko mooy ñi ko jox information bi bëggu leen a yóbbu kaso wala bëggul état bi xam ko loolu tamit lu jar a bàyyi xel la. plainte bi aussi dafa am problème plainte bi mu wax ne daf ko bind ndax bi ma laajee juriste yi grand Demba Aliou xam nga sooy bind plainte dafa am noo ko war a bindee pour plainte bi recevable wala mu irrecevable am na ay juriste yu ma laaj nee nañ ma détournement de deniers publics maanaam alal ju askan wi moom du nit kese moo ko war a plainte c'est l'agent judiciaire de l'État. te loolu tamit yéen na maanaa ci xel ki fi nekkal buur ki fi nekkal état su fekkee am na détournement alalu buur ki fi nekkal buur moo ko war a réclamer personne simple nii Assane Sylla wala un avocat wala Macky Sall wala benn ministre wala Idrissa Seck amul droit bind plainte procureur ne ko détourné nañ alali réew mi dénoncé ko la man mais amul droit bind plainte te bu ngeen xoolee ci lettre bi Ousmane Sonko plainte la bind plainte kon d'après juriste yi këyit googu bu demee ci procureur c'est irrecevable est-ce que da ngeen ni ma Aliou xel laay waxee de maanaam këyit gi ñu bind niñ ko bindee xam nga yéen nekk ngeen Europe léeg-léeg nga bind dara ñu ne la war a ko woon bindee nii nee nga ko war a bindee ndax soo ko bindee nii yoon da koy dàq plainte biñ bind procureur daan ne yow ñu ngi lay yëgal ne am na ñoo xam ne détourné nañ alali réew mi d'après yenn juristes yi plainte boobu Ousmane waru koo bind moom agent judiciaire de l'État moo war a bind plainte boobu loolu tamit information la te il faut ngeen xam ko li tax procureur mënta agir ci plainte boobu mooy ki ko bind moom waru koo bind waaye nag mën nañoo wax ne ci coow li rek procureur waroon na cee mën a basé pour ubbi enquête coow li rek coow lu rëy li rek
waaw Abdou Lahad su la neexee nga dénoncé je suis d'accord Abdou Lahad yow sonkiste nga mais xel ngay waxee d'accord naa ne mais dafa waroon a bind objet bi objet xam nga booy bind lettre am na objet dafa waroon na bind ne dénonciation la bu bindee ne damay dénoncer nit ñi xam ne dafa dénoncer mais plainte moom boo koy def da nga koy def ci loo xam ne war ngaa plainte ci loolu est-ce que da ngeen wax ji booy def plainte dangaa war a def plainte boo xam ne yow miy def plainte bi war ngaa def plainte d'abord ci loolu parce que am na façon plainte yoo xam ne dafa am ñoo xam ne ñoo ko war a def soo ko defee yow bu demee tribunal bu demee ci procureur du ko jël parce que du sa prérogative yow loolu tamit bëgg naa gaa ñi xam ko ci mbir mi ndax Ousmane Sonko danañ ko ci jàpp duñ ko ci jàpp loolu wait and see la ci kanam ndax ñee danañ porter plainte wala duñu porter plainte wait and see la ci kanam mais li ma bëgg a xam man mooy Ousmane Sonko génn mu jàkkaarloog sénégalais yi ci mbir mi mu expliquer leen A ba Z processus bi ni mu ci demee bu ko defee ñi ko ciy jàpp ko ci ñi ko ciy mere ko ci mbir da nga koy affronter Idrissa Seck bi ñu ko jiiñee protocole de Rebeuss dafa taxaw fii mu ne jusqu'à l'extinction du soleil du ngeen gis lu ngeen ma taqal biñ ko jiiñee chantier de Thiès ñu yóbbu ko justice atte ko génneel ko non-lieu ne ko liñ lay jiiñ defoo ci dara noonu la demee yéen ñiy laaj lool parce que am na sonkiste yoo xam ne dafa mel ni coowal 94 milliards yi ñoom boo leen waxee dañu daal di bind ci suuf ne protocole de Rebeuss pour jéem laa détourner ci yooyu nga xam ne passé na vidé nañ ko ba pare alors que ci lii la ñuy wax 94 milliards yi ñuy wax nii alali Sénégal la juñ doon sàcc Sonko dénoncé ko am na mérite ci dénoncé ko waaye dafa fàttee wax sénégalais yi ne loolu mu dénoncé daa wut ca biir ba ñàkk door koo dénoncé loolu la ñu war a wax noonu lañ ko war a leerale sénégalais yi waaw damaa wut mbir moomu man ak sama cabinet damaa xeex ci fromage bi ba mënumaa dagg ci fromage bi ma door a xëpp suuf ci fromage bi ne ña ngay sàcc wuub sàcceey noonu la mbir mii demee te nañ ko wax muy dëgg nañ wax lii sénégalais yi man bu ñu waxee lii sénégalais yi rek après jeex na Ousmane Sonko acteur politique la acteur politique la am na avenir et tout ça non nguur gi duñ ma sa plainte Aliou non nguur gi ñooy sàcc yi Aliou Cissé xaw ma ndax wolof yi dégg nga li mu wax wala déet dama ne nguur gi duñ ma sa plainte ak yooyu d'accord naa fa ak yéen dama ne tojaange yi nguur gi moo ko doon def xanaa seetluwu leen Macky Sall li mu def dàq na chaîne bi dàq na Amadou Ba dàq na Birima Mangara dàq na Mamour Diallo ñooñu ñoo seqoon mbir bi mais problème bi newul foofu problème bi fa mu nekk mooy avant loolu di xew avant dàq yooyu di xew ak nguur gi di fatt buntu boobu Ousmane Sonko mii bokkoon na ci ñi bëggoon ci mbir moomu ndax waxtaan na ak famille yi ba ne leen suñ jotee xaalis bi man am naa ci 12% loolu laa wax dama ne Ousmane waxtaanoon na ak famille yi ba wax leen ne lii ngeen bëgg ma lijjantil leen ko xaalis bii ngeen ñëw sant ma pour ma toppal leen ko suñ ci jotee man am naa ci 12%. loolu laa wax topp na ko nag moom jotu ko keneen topp na ko ñu daggal ko fromage ba ndax moom Ousmane jamono ji muy waxtaan ak famille yi bañ d'accord ci ne moom suñ ko gañee dana ci am 12%. ndax Ousmane Sonko su gañee woon mbir mi ba 94 milliards yi jaare ci ñoom ba moom mu encaissé 12% ndax dana indi coow lii laa wax. loolu laa wax waaw
Grand Diaw Dieng foofu la défaillance justice su Sénégal nekk. Grand Diaw Dieng je suis d'accord gars ñi dañoo yaakaar ne man damaa nekk di défendre nguur gi défendre ma nguur gi. Grand Diaw Dieng yow xam nga agent judiciaire de l'État moo war a def dénonciation bi il est le seul habilité à le faire. Défaillance la waaw défaillance juridique la mais noonu la suñu ordonnance juridique tëddee jusqu'à aujourd'hui mënoo ci dara. yow soo jógoon tey Grand Diaw Dieng nga def plainte daan ne procureur détournement de deniers publics am na fii ñu ne la Diaw Dieng yow waroo koo def loolu lañu lay wax agent judiciaire de l'État moo ko war a def mais agent judiciaire de l'État bi nga war a def ci état bi la bokk. kon bu fekkee càcc dafa am ci état bi ñoom duñ ko mës a def moo tax ma ne leen état bi du jóg di dénoncer loo xam ne moom mooy fautif bi état bi duñ ko def loolu tamit ñun nañ xam nañ ko bu doonte pour résumer leen daal bu doonte coow lii 100% la état du Sénégal moo def tojaange 90% yi responsabilité politique wu Ousmane Sonko mooy ñàkk gi mu wax a ñàkk a wax dëgg sénégalais yi ci ne moom bokkoon na ci mbir mi en amont boobu responsabilité la ci am man bokk pour man bokk ci en ce qui me concerne man sama gis-gis ci mbir mi mooy responsabilité bi ci Ousmane am mooy nëbb gi mu nëbboon sénégalais yi ne moom créé woon na société waxtaanoon na ak famille yi d'accordoon nañ ci ne bu gañee mbir mi dina ci am 12% nëbb gi mu nëbb loolu ba ay adversaire am feeñal ko man foofu rek laa ko joxe toor am na foofu toor jarul ñu di ko nëbb. la ca des nag mooy tojaange gi njaaxum li état du Sénégal la Macky Sall la nga koy jéem a nëbb ndax ñim concerné woon dàq na leen jëlee na leen fa te justice bi nga xam ne moo war a atte mbir mi di agent judiciaire de l'État war a def dénonciation ba procureur war a jóg duñ ko def ndax ñoom la ci seen biir kon problème bi day rester problème politique. Maintenant ndax dinañ ko jàpp ci loolu wala déet ndax Mamour Diallo dina def plainte octobre bu assemblée nationale génnee résultat yi ba pare pour ñu jéem a jàpp Ousmane Sonko loolu ca kanam la. loolu nag population Sénégal ñooy apprécier bu boobaa ndax Sénégal fii ku ne def na fi tojaange Karim Wade jiiñ nañ ko fi ñaata 4000 milliards lañ tàmbale woon da ngeen koo fàtte fii kenn du fi kii de Karim Wade mi ngi fi woon 4000 milliards lañ waxoon ne moom la sàcc ñu wàcc ba ci yàgg 2000 ñu wàcc ba ci yàgg 700 ñu wàcc ba ci yàgg ba tëj ko ci 138 milliards tëj nañ Khalifa Sall donc nit tëj fi nit kaso moom bee ba ngeen xam ne jombut kenn ku ne mën nañ laa tëj fii ci réew mi. Macky Sall bu fi mu toll nii moo yor lenge yoo xam ne ci justice su Sénégal yor assemblée nationale ku mu bëgg a tëj ci ay tuuxi doona dalay tëj parce que mooy contrôler état bi. sooy wax dara te li ngay wax amoo ci dëgg preuve da ngay def ndànk ba jot preuve yi sinon dañ lay dugal comme ni ñu dugalee Ousmane Sonko damaa jàpp ne dañ koo pëtëxal ndax dañ koo jox ay information ci fay gi ñu fay 46 milliards yi te boo demee fayaguñ 46 milliards yi bu ko defee mu tëb dénoncé ko ñu ne ko ala yow wax nga kon diffusion de fausses nouvelles faux et usage de faux. moo tax moom it Ousmane bu mu wóolu ñëpp ñi nekk ministère des finances wala ñëpp ñi nekk impôts et domaines di koy joxe information bu mu leen wóolu ñoom ñëpp ndax mën nañ koo tëralal ay ndëgg sërëx. loolu maa ngi ko koy wax moom it bu ëllëgee dans le futur buy joxe information na xool bu baax ba ñi nga xam ne ñoo nekk finance laa wax ak ñi nekk impôts et domaines di ko joxe information nañ ko jox ay information yu wér. mu dool koo génne ndax boo yàkkamtee créer gaa yi ba génne rek gaa ñi mën nañ laa pëtëxal te loolu moo ko nar a dal nii loolu rek la kum neex nag nga insinuer lu la neex kum neex nga xalaat lu la neex mais man yéenewuma Ousmane Sonko lu bon mais il fallait que ma leeral ñi nga xam ne ñoo may suivre man wala ñiy suivre ñun suñu ay xalaat wala ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñun dañuy xalaat te yàlla tax keneen ku mu neex nag mën nga ne kii tey naa féq la waa am na ñoo xam ne ñu ngi naan tey de comprendre uma la waa d'accord man nga waa bañ a comprendre tey parce que li may wax neexu la
li ma doon wax ci Macky Sall wala lu may wax ci Barthélemy Diaz wala lu ma doon wax ci Maître El Hadji Diouf jamono jooju neexoon na la nga naan woy Assane Sylla yaa fi man tu es un patriote yaay ngand yaay lii yaay laa waaye tey wax nañ ne Sonko juum na fii rek ngay saaga yow li ngay amul sens amul sens ginnaaw bu ma waxee tagg Sonko man ñaata yoon laa fi tagg Ousmane Sonko ñaata yoon laa tagg Ousmane Sonko ci courage am ci gëm-gëmam ci bëgg réew mi ay yoon Ousmane Sonko bi muy bind livre am bokk naa ci ñi mu ko dédicacé tudd na ma ci dem leen ngeen déglu ji audio bi man respecté naa ko mais fii da cee juum fii moom laale na ci laale gi mooy def na ci erreur yooyu mu ci def nag na ko rectifier ba bu ëllëgee bu mu ko dal loolu rek la voilà kum neex nag mën nga apprécier samay wax nu mu la neexee mën nga ko jàppee fen mën nga ko jàppee naafeq mën nga ko jàppee wax ju ne ndax ku ci nekk wax dëgg yàlla ni may apprécier man mbir mi ak di ko apprécier ay nit noonu lañ may apprécier seulement nag dañoo nekk génération boo xam ne amuñu yar loolu il faut le dire génération bi topp Ousmane Sonko amuñu benn yar ay jeunes lañ yoo xamante ne bi dañoo xamadi te man seen xamadi ak seeni saaga faalewu ma ko man duñu tere li ma bëgg a wax ma wax ko dañuy def benn groupe bu 10-15 personnes live bu nekk ñu daw dugg ca di saaga rek bu ngeen leen seetloo ci live yëpp seetlu leen même groupe bi la 10-15-20 personnes la ñuy doon dañuy dugg ci biir live bi ku wax rek ñu saaga pour jéem laa saboter jéem laa déstabiliser alors que xamuñu ne man maa jiitu seen kilifa ci politique Ousmane Sonko man maa ko jiitu ci politique. bi ñuy xeex 23 juin fii ci Sénégal Ousmane Sonko fonctionnaire la mi ngi bureau toog bi ñuy xeex ci réew mi lu baree bari ci intérêt yi réew mi durant 15 ans Ousmane Sonko fonctionnaire la mi ngi toog bureau di liggéey kon ñun ñoo leen jiitu ci xeex bi mënu leen ñoo jaay patriotisme mënu leen ñoo jaay gëm réew mi mënu leen ñoo jaay xam-xam mënu leen ñoo jaay dara da ngeen di yaru rek ñu ànd xeex yaruwu leen ñu teg leen seen place. non Abdoulaye si il faut qu'on le dise il faut tey des fois ñenn ñi ñu won leen ko parce que dañoo yaakaar ne ñu gën a yeewu nit ñi soit da ngay nekk Suisse wala nga nekk France wala nga nekk Canada wala nangam nit ñi taxaw fii di xeex yow ngay toog ci foofu di leen saaga amul sens ñun bi ñuy xeex laa wax fii mais Sonko 15 ans ngi ne mi ngi ci kii bi mi ngi ci réew mi mais Ablaye Wade li mu doon def ci suufu aéroport bi Ablaye Wade li mu doon def ci mbir yenn tojaangee Ablaye Wade yi ana booba Ousmane Sonko mi ngi fi di wala booba Ousmane Sonko nekku fi wala booba juddoogul xanaa nit ñi dañoo yaakaar nit ñi yeewuwuñu ah Abdoulahat je te dis je t'interpelle ndax bi Ablaye Wade di caxatee suufu aéroport yi di ko dagg di ko joxe ndax Ablaye Wade ak ñoom Tahibou Ndiaye njaaxum yi ñu doon def ci suufu Sénégal fii Dakar ndax booba Ousmane Sonko nekkul impôt domaine mi ngi fa woon mi ngi ko doon gis non lu tax bi ñuy xeex 23 juin moom mi ngi woon bureau bi Ablaye Wade naree def ticket 25% Ousmane Sonko mi ngi woon bureau non donc ndax génn na ndax ñun avant élection yi processus électoral parrainage ak lépp bi ñuy xeex di jóg ñu ni dóor lacrymogène ndax Ousmane Sonko génn na génnul kon yéen jeunesse su Ousmane Sonko amul leçon boo leen di jox nit man boobu te awma lu may wax ak yéen man j'interpelle Ousmane Sonko parce que jàpp naa ne doomu Sénégal la bu bëgg a gérer réew mi waxuma ak ay fanatique waxuma ak ñoo xam ne ils sont des fanatiques man maa leen di défier man faalewuma leen man faalewuma Ousmane Sonko faalewuma Macky Sall li may wax sama gëm-gëm laay wax te mënu leen ma koo teree wax kon na ngeen régler ngeen yaru bu ngeen yaakaar ne yéen a gën a ëpp nit ñi fit wala ëpp nit ñi xam-xam da ngeen di nax seen bopp yaru leen ngeen régler seen place ngeen waxtaan ci xel ak sénégalais yi ëpp leen ñu xel ëpp leen ñu xalaat ëpp leen ñu xam-xam yaru leen mais ku wax ngeen saaga Sonko mooy jë mooy kii di saaga nit ñi ban sens la am bu ngeen régler fii kenn da leen a faale man mii yëguma leen sax barke Mouhamed yëguma leen mënu leen maa teree wax li ma bëgg a wax parce que Sénégal bi ñu ciy xeex ak bi ñuy jóg di reyante booba Ousmane mi ngi bureau toog
yàlla nag mooy defal chance ku nekk, man nangul naa ko. yàlla may na ko chance, génn na, am na jeunes yu ko topp, xeex na, dem na élection présidentielle, am na 15%, am na mérite. alhamdulilah yéene nañ ko ko de, yéene naa ko ko, mais du tere ñu wax ko dëgg nag, ndax ñu ko fi sut la ñuy wax dëgg, ñu ko fi raw la ñuy wax dëgg, ñu ko fi ëpp xam-xam la ñuy wax dëgg. sagam ñooñu ñëpp la ñuy wax dëgg nag, waxuma la ak moom mënul échapper, il faut ñu wax ko dëgg, ngeen nangu ko. loolu la mu naqari leen, loolu la Mama Juma Diouf pourtant man saagawuma kenn. Mama Juma Diouf saagawuma kenn, wallahi saagawuma kenn de. man musu leen maa gis may saaga, man duma saaga, man ci sama làmmiñ. man 2014 ba léegi maa ngi wax ci vidéo 2014 laa leen wax de, booba ana Ousmane Sonko. 2014 laa bi may wax man booba ana Ousmane Sonko, bi may dénoncé ak a xeex fii ci réew mi. 2012 bi ñuy xeex fii ñun pour Ablaye Wade jóge fi ana Ousmane Sonko, bi ñuy xeex ak doomam, bi ñuy xeex ak sa ANOCI. 2007 2008 bi ñuy dàq Macky Sall ñun ñuy xeex, lu tax ñu dàq Macky Sall ndax wooguñu waroon a woo Karim Wade, ana boobu ana Ousmane Sonko. li ngeen di bañ nag dinañ leen ko wax. Ousmane Sonko candidat la, bëgg na réew mi, mais nag am na ay incohérence yu am ci moom yoo xam ne dinañ ko wax ñun tamit sunu audience, dinañ ko wax ñu ñuy seetaan. li tax ñu di leen ko wax it waxuñu leen ko pour lenn, pour leeral leen la, pour bu ñuy def seen choix ñu bañ leen a nax. ndax Sénégal riir mi dafa bari, am na ñoo xam ne riir la ñuy toppee, am na ñoo xam ne xel la ñuy demee. wax naa leen ko fii barki démb, mënuloo wax ne yow Ablaye Wade Karim Wade bi mu la wooyee téléphone jëloo ko téléphone. nee nga Karim Wade bi mu la wooyee téléphone jëloo ko ndax doomi système bi la. ñooñu ñoo tax sax yow nga bàyyi sa liggéey jóg di xeex. waaw ba pare di réunion ak baayam ñetti yoon. am déet wala li may wax dama koy inventé. yow nga ne àndoo ci système bi, bëggoo système bi, ñi fi nekk ñëpp baaxuñ, dañ leen a war a fusiller. nee woon nga mais erreur nit bu ko defee dañ ko wax ne def nga erreur. loolu mooy dimbale Ousmane Sonko, mais du nit du def erreur nga di ko bàyyi ci erreur yi, da nga koy dimbale. def na fi erreur wax ne niñ fusiller ñëpp nañ leen rey, ñoom ñëpp politiciens yi fi ne woon Senghor ba tey nañ leen rey, ku leen rey amoo bàkkaar. erreur la. def na fi erreur wax na ne moom système bi gëmu leen, ñii ñëpp dañ leen a fee war a jëlee nii naa. ñu retrouvé wu gestu gis ko muy ànd ak Ablaye Wade, ñu gestu gis ko mu ànd ak Pierre Goudiaby Atepa nga xam ne Franck Timis mi toroxal Sénégal, lekk suñu xaalisu pétrole, Atepa moo ko dugal Sénégal nga ànd ak moom. est-ce que nit ñi kon mënuñu xalaat leneen? ñun suñu bonoon xel dañuy xalaat lu bari de mbokk yi. non man moom am problème Ousmane Sonko dérangé wu ba, mais di tere li ma bëgg a wax ma wax ko pour nit ñi xam. ñun suñu neexoon ñu xalaat lu leneen, li ñuy xalaatal nit ñi ku ne mën ngaa xalaatal ku nekk dara. Pierre Goudiaby Atepa moo indi Franck Timis Sénégal. Franck Timis mi def tojaange gi ñun bu ne ñoo ngi jégalu courant bi moo coupé ah. ñoo ngi jégalu courant bi moo coupé ah. maa ngi wax nii courant moo coupé ah. bon prépayé bi moo tàkk nii. xam naa ne dañuy conclure rek liñ doon wax léegi ne Pierre Goudiaby Atepa courant bi ñëwaat na voilà. Aléa Diourbel courant bi day coupé 5 minutes mu ñëwaat donc après wifi bi dina tàkkaat quoi. dañ doon wax ne Pierre Goudiaby Atepa munu la nekk ci système bi indi Franck Timis mu toje xaalisu Sénégal ba pare yow nga lëkkaloo ak frère Pierre Goudiaby Atepa doon xaritam. kon soo ñu waxee ne yow da ngaa bëgg a jubal dinañ dute ci loolu. man boog personnellement dinaa dute ci loolu. su fekkee Pierre Goudiaby Atepa moo indi Franck Timis Sénégal, Franck Timis sàcc suñuy milliards ànd kook Aliou Sall, yow Pierre Goudiaby Atepa mi indi woon Franck Timis mu toje xaalisu Sénégal yow nga dem lëkkaloog moom ci présidentielle yi mais loolu àndut. àndul de. Boubacar Camara mi nga xam ne moo nekkoon secrétaire généralu Karim Wade mi nga doon wax ne jëloo ko téléphone ah
Karim Wade mi nga xam ne moom la doon wax ne jëlu ko téléphone déglu leen ma xel de gaañi wallahi barke Cheikh Ahmadou Bamba oo ma yéenay yàq kenn mais damay wax des faits Karim Wade laa wax mi Ousmane Sonko waxoon ne jëlu ko téléphone kan la lëkkalool secrétaire général am Boubacar Camara mi nekkoon secrétaire général ministère Karim Wade Boubacar Camara mi ngi lëkkaloog Ousmane Sonko. Pierre Goudiaby Atepa mi fi indi Franck Timis mu sàcc alali Sénégal mi ngi lëkkaloog Ousmane Sonko. Ablaye Wade mi nga waxoon ne mooy bàyyi système bi nga lëkkaloog moom mais dinañ xalaat ñun tamit ci Ousmane Sonko li muy wax dafa contradictoire tamit ak li muy def. li muy wax dafa contradictoire ak li muy def ñun loolu rek lañ wax loolu kese lañ wax waxuñu leneen lu bon waxuñu lu kii waxuñu lu soxor lu ko yàlla may yàlla na ko jël lépp lu war a am ci moom dem lépp lu mu war a am rek yàlla na ko am bu waree doon lu mu mënti doon ci àddina yàlla na ko doon mais tamit ay waxam bu amee contradiction dinañ leeral sénégalais yi ne ah d'accord Ousmane Sonko de jàmbaar la xeexkat la vraiment créé na révolution jeunesse bi am nañu ko topp mais ay waxam am na contradiction waxam yooyu am contradiction nag moom la